alarba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale mbokk yi démb Sénégal yëpp a ko yëgandoo ak yëpp yëgandoo ko ki fi nekkoon ci ay jamono njiital Tchad génn àdduna ginnaaw ba ñu waxee ne lii mbasub coronavirus bi da ko dal mujj ko am ndam ci kawam moo nekk ab génn àdduna boo xam ne ba mu amee nit ñu bëri tàmbali nañoo am ay laaj yoo xam ne ñoo ngi koy teg jëm nag ci mbir yi ñaari laaj nan la Sénégal war a taxawoo lii di Hissène Habré ba fu ñu ko war a denc ndax coow am na ci diggante njaboot gi war ko denc Sénégal wala war ko denc fële ca Tchad beneen mooy Hissène Habré bañ ko daanee ci atum 2016 2017 cour d'appel lii ci confirmé verdict bi waxoon na dafa am ndàmpaay bi ñu waroon joxe loolee génn na àdduna léegi kan mooy joxe ndàmpaay boobu nan la victime yi war a mën a def ba jot ci seen ay ndàmpaay yooyu loolu yëpp rek ay poñ yoo xam ne dinañ ci waxtaan tey ci seen bloc d'information la totale xam ne dañu am mbégte dalal kiiti Senghor nekk ki yore lépp lu jëm ci mbirub affaire juridique ak tamit lu jëm ci protection ca RADDHO Senghane ñu nuyu la dalalaat ak jàmm ci plateau bi. maa ngi lay fay Hassana. Senghane kiiti Hissène Habré feebaram yëgoon nañ ko lu yàgg ndax kiiti soxnaam Siti Fatim Raymond yàgg na lu mu daan bind ay communiqué te def ay sorties te wax ne borom këram yaramam neexul woon nañ ko jàppale génnee ko ca kasago wut fenn sax fekk dañ ko fay denc ñu dem ba ñu ne mujj naa feebar ba ñu mujj ko évacuer wax ne dañ ko mujj yóbbu ci clinique yóbbu ko ci hôpital principal mbas mi xamuñu ba léegi fu mu ko jëlee ba mu mujj génn àdduna loolu est-ce que mën na nekk loo xam ne dina gàkkal deru Sénégal su fekkee ne dañuy wax ne diw ñaanoon nañu ngir ñu mën koo jàppale mu nekk ci liberté provisoire wala nuñ ko mën a tuddee ci xeet yooyu mais bàyyiwuñu ko. merci jërëjëf ci invitation bi boo ma mayee tuuti rek ma del si tuuti ci yenn questions yi d'abord commencer par jaale ay mbokkam jaale soxnaam ay doomam mbokkam mais surtout partisans yeeg sympathisants yu bari yu mu am Sénégal ñu ngi leen di jaale bu baax Hissène Habré fàttali aussi ne Hissène Habré dafa amoon ay jafe-jafe réewam ñu nangu nguur ci moom mu ñëwoon Sénégal yaakaaroon ne mën na dund ak ñun mu dund fi tam ay at yoo xam ne amu fi benn problème mu jógi yoon dab ko fii parce que dafa am ñum gouverner woon Tchad ñu topp si ko fii ne waaw parce que ci sa nguur dañ ñu maltraité dañoo violer suñuy droit mu am lante ak yoon ci loolu bi finalement yoon atte ko tëj ko giiri dund ak yeneen yoo xam ne dafa tegu woon ci daan bi mu nekkoon kaso nag depuis le 30 juin 2013 ba fan yële passé am na fukki fan ak juróom précisément le 9 août ñun ci lañ bindoon parce que famille am dañ ñu saisiroon saisir organisation droits de l'homme yi ne Sénégal yëpp expliquer ñu situation am ak bien sûr d'autres arguments yoo xam ne ñun vérifier lu nañ ko ne buñ sañoon ñu may ko liñ ko mayoon ndaw mooy mu dem këram ñu def ko fa résidence surveillée ñun ñu bind état Sénégal ne ko daaw de bi mbas mi amee mois d'avril yow da nga xëyoon nga génne ko yóbbu ko këram mu def fa ñaari weer nga ne parce que dafa wéradi mbas mi ñëw na wóorul ci moom ak ay atam alors ren mbas mi dafa gën a soxor at yi gën a bari mu gën a wéradi kon gisuñ lu tax mesure bi nga jëloon daaw doo ko conduire alors état bi dégguñu ba mujj yëf yi compliqué fa un peu ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci clinique yëg nañ lépp nag lu ci xew yëg nañ ko te ñuy noppi parce que aussi il faut ñu rappeler préciser ne ñun souvent buñ génnee di wax rek c'est parce que dañ am information yu jar ñu wax kon bu ñu waxee baax nañu dégluñu parce que ñun jàpp nañ ne gàkk-gàkk la nag ci deru Sénégal parce que Hissène Habré fanam yu mujj bu ko defoon ci biir njabootam mooy gën a rafet ci deru Sénégal te du wàññi dara du yàq dara diggante Sénégal ak yeneen réew yi ci seen relation loolu moom lañ jàppoon bon preuve yi ne xëy na bu doon démb duñ doxalee ni mooy démb bi mu amee dégg nañ leen li ñuy wax genre waxi réccu la parce que ku nekk ci ñoom mu ngi justifié wu mais justification yi jaru ko parce que ñoo ngi wax ne ci Covid bi fan la ko jëlee ñeneen ñi wax ne est-ce que ci clinique ba mu nekkoon ndax ministre de la justice nee na ci clinique ba peut-être foofu la jëlee kii bi ndax waa administration pénitentiaire nee nañ jëlee ko ñoom ci biir prison Cap Manuel bu mu newoon. mais ministre bi warul defal clinique bi une mauvaise publicité. parce que li tax mooy ministre bi mënul wax ne fii la ko jëlee. de manière certaine. waaw parce que d'après information yi ñu am moom le 11 la génn kaso.
le 11 ak démb délai d'incubation virus bi jeexagul. donc bu ko jëlee woon foofu aussi lu mën a nekk la. de toute façon nañ enquête ba wax ne fi la jóge justification yi muy moom di ministère di administration pénitentiaire di ñeneen ñun defe nañ ne jaru ko. ku nekk na assumer rôle am devant l'histoire ku nekk la nga war a def ba mu jotee. est-ce que def nga ko. loolu mooy wax ci. c'est ñun loolu lañ ci am mooy rëccu biñ ci am mais lii am na nañ ñaan yàlla mu xare ko àjjana. te yërmandeem wàcc ci moom. mais li nga wax tamit ñenn ñi dañuy wax ne est-ce que du nekkul woon couteau à double tranchant parce que lii di Hissène Habré ñu def ko résidence surveillée ñiiti victimes yi mënoon nañu wax ne lu tax ñu koy defal loolu privilège lay nekk alors que ne am na xoqatal yu mu tegoon ci ndoddu seen waa dëkk jamono jëm fa nekkoon ñeneen ñi tamit di wax ne non su ñu bàyyi ko ci kaso gi niñ ko waxee léegi liñ ci jëlee à nos risques et périls la ndax suñu diplomatie ëllëg peut-être mën nañu wax ne non est-ce que jar nañu jox Sénégal beneen juridiction boo xam ne exceptionnel lay nekk suñu amaatee cas yu mel nii est-ce que du loolu moo tax ba justice bi xaw a yéex tuuti ngir jël décision ci Hissène Habré. non de toute façon li Sénégal def jéego yim def ci Hissène Habré man gisuma beneen réew bu ko def Afrique. Sénégal góorgóorlu na fi mu yegg ak Hissène Habré moom kese moom moo fa yegg. d'ailleurs contre l'avis de beaucoup de Sénégalais. et de beaucoup d'Africains. mais def na ko alors leneen li ma d'accordul mooy souvent ñuy wax wuy comme dañ ko dénk Sénégal ma ne. Sénégal réew bu souverain la. Hissène Habré ay lois yi Sénégal lañ ko dencee woon fii ci suñ kaso yi di ko appliquer suñ texte yi. Union africaine bi ñuy wax te man mi lay wax nag je parle en connaissance de cause. ma ne jour bi ñu joxe Sénégal mu organiser procès bi ñu ñëw fa ci ouverture bi ñu ngi fa delsi jour yi verdict bi ci lañ fa delsi. maanaam en 2016 lañ waaw yow journaliste nga. gëstul ba xam Hissène Habré kan moo ko yoroon kaso. dépense yi waroon ci moom yëpp kan moo ko doon def. bi xam ndax. Union africaine am na lu muy wax foofu mu bañ ko wax. mais ñaareel bi recommandation yi Nations Unies di joxe. Cour CEDEAO décision yi muy jël arrangé wul état Sénégal saa buñ ko bëggee appliquer dañuy wax ne Sénégal réew bu souverain la kenn du ko wax lu muy def au niveau international. kon mënoo daaw aussi ba muy génnee Hissène Habré kenn laaju ko woon. def na ko génnee ko ba heure bu ko neex mu delloo ko. kon vraiment argument boobu du argument bu dëgër. Hissène Habré génn na àdduna démb ñu koy ñaanal suuf sedd ci kaw fu ñu ko war a mën a denc loolu itam benn poñ la boo xam ne dinañ ci dellu siwaat ci kanam incha allah ci seen bloc d'information la Total waxtaanee ci li jëm ci mbirum ndàmpaay yi itam nekk mbir yoo xam ne fàttewuñu ko situation diplomatique bi nan la ñu war a mën a def ba victime yi mën a jot ci seen koppar kan lay incombé loolu ay poñ la yoo xam ne dinañ ci waxtaan ci seen bloc d'information la Total bi xam ne tey dañoo mbégte dalal kii di Senghane Senghor moom mi yore lépp lu jëm ci mbirum affaire juridique ak protection ci RADDHO mbokk yi léegi-léegi ñu yegg si ci xibaar ma ànd ci ak Serigne Modou Mbacké ñaaw dellu soir ci kanam. sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké ñaaw ci xibaar yooyu mu leen doon jox ci mara mbokk yi ñu dellu soit ci seen bloc d'information ni ma leen ko doon waxee lu ñu waxtaanee tey jëm ci mbirub Hissène Habré mi xam ne démb la génn àdduna mbiram nu mu demee seetlu nañ ko ña bëri na ñu doon wax ne faw ñu def ba mu delluwaat këram waaye mujjutul antu ba mu mujj génn àdduna ñu wax ne li mbasu coronavirus bi moo ko mujj am ndam ci kawam lan la ñu war a mën a jàngatee ci loolu waxtaan bi dañ ci ànd ak Senghor moom mi yore lépp lu jëm ci mbirub affaire juridique ak lii ci protection ca RADDHO Senghane chef d'état quoi qu'on puisse dire moom la woon mooy kii ci Hissène Habré chef d'état la woon même su fekkee dañ ko jëlee ci dëkkam jamono ju mu xëccoo ak Idriss Déby ba mujj ñàkk affaire yi ñëw daw Cameroun loolu tax mooy yegg si fii ci Sénégal chef d'état la ñëw ci biir réew mi ñu topp def procédure et tout ba ñu mujj ko daan teg ko loxo daan ko mu mujj tëdd kaso mu génn àdduna chef d'état bu Sénégal dégguñu ko loolu est-ce que mënul nekk loo xam ne dina yokk ci gàq-gàq gi xam ne am na déjà ak génnub àdduna ki xam ne Hissène Habré la te ñëpp a ngi doon wax nañ ko bàyyi mu ñibbi këram ndax liiti feebar bi ak wér-gi-yaramam nu ñu xamee nu mu demee. waa dëgg la sana defe naa man sama gis-gis président waroon na àddu parce que
même Tchad gam jóge ak relation yu jafe yi mu amoon yëpp ak régime ba dégg nañ leen même bu fekkee ñoom it communiqué bu laconique lañ def mais wone nañ sax seen bonne volonté accueillir ko même buñ ko boolee ak ay conditions chef d'état Sénégal waroon nañ ko dégg parce que juristes yi dañuy wax ñu ne président un jour président à vie moo tax en général ñi mos a nekk président ñu leen di wooyee monsieur le président parce que loolu règle la boo xam ne de bienséance bu nit ñi war di respecter donc ancien naataango président Macky Sall malgré tolof yi ko dal rafetoon nañu dégg ko xëy na nag dafa prononcé wu te ñun dégguñ ko man en tout cas dégguma ko mais ba léegi kenn dégg ko ndax d'habitude yenn saa yi si yenn su daan xew soit da daan bindu ab communiqué soit ni mu koy defee léegi ci Twitter bi wala ci Facebook bi mu am lenn loo xam ne dina ko fa bind mais ba léegi gisuñu ko alors que ne dañ ko dénk même su fekkee ne ñun ñoo yore woon lépp en charge maanaam lu jëm ci justice bi ni nga ko waxee cour bi ci woon ak lépp liñ ci li ci jëm moom naataangoom la même su fekkee ne ni nga ko waxee am na jafe-jafe am na loo xam ne yoon topp na ko ci mais le titre il est toujours là lu gënoon jekk peut-être moo doon mu def benn communiqué boo xam ne dina wax ndax sorti ñaar yi am mooy bu ministre de la justice ak bu ministre ak waa administration pénitentiaire peut-être yooyu mënoon naa ñàkk mais bu président mënul woon ñàkk. waaw surtout bu administration pénitentiaire moom man jàpp naa mënoon na ñàkk. parce que ñoom administration lañ. ministre bi bu waxoon doy na. mais bu ministre bi ak président aussi waxoon ci lay gën. paasewul nag xëy na président dana ko def. parce que xëy na formalité yeeg yooyu ñuy def moo tee mu wax mais. lu tolluwul nii sax daal doon na xew te ñu dégg ko ci mu wax. waaw loolu daal ñu ngi ko ci xaar weesuwul na. mais est-ce que ça peut jouer sur diplomatie bi xam ne Sénégal da ciy xëccoo te yenn saa yi dañuy wax ne da suñu diplomatie bëri na ay gàq-gàq bëri nañ ci ay défaite bëri nañ ci ay yenn yoo xam ne yenn saa dañ koy xëccoo mu xaw a dëgër lu mel nii am ci suñu biir réew même su fekkee ne ku ñu condamné la mais ab ancien chef d'État génn àdduna ba léegi dégguñu njiital réew mi wax ci est-ce que mënul andi beneen problème alors que am na beneen problème aussi bu nekk à côté dinañ ci wax ci kanam incha allah. defe naa côté boobu warul trop am. jafe-jafe ci côté diplomatie parce que mbiri Hissène Habré li ma mos a yaakaar te di ko wax dañ ko juger parce que amatuloon attache Union africaine parce que biñ koy juger daanaka kum nekkandooloon président ñu xamante am yenn relation yi bu dee am na fa tam bareetu fa xëy na loolu aussi yombal na procédure bi xëy na li tax président xëy na amul benn kii bi ci moom xëy na dañ xamantewul benn xamante bi mais pour les formes jàpp nañ ne yenn yi waroon na am. maa ngi koy wax léegi ginnaaw ñu yegsi ci yeneen ay mbir ndax coowal Hissène Habré jeexagul mën nañ ko wooyee noonu lu gën a jege rek fi mu toll nii mooy mbiru fañ koy denc. ndax problème diplomatique nee nañu ndax du ci am ñeneen di wax ne non problème familial kese la ndax ni ko ministre de la justice waxee léegi lu jëm ci mbiru inhumation bi moom ci diggante gouvernement tchadien la ak famille alors que famille bi am na réero yu ci am première dame bi mooy ki ñuy wax ne tchadien la te mu nekk ci dëkk ba nee nañu ne moom dafa bëgg ñu delloo ko dëkkam ñu denc ko foofu kii Fatim moom nee na fii lañ ko bëgg ñu denc ko Sénégal. instant yi nii Sénégal mënul jouer rôle de médiation wala seen yoon nekku ci dañ cee war a noppi. non man defe naa question boobu c'est une question familiale. famille bi mooy décider lan lay def. maintenant ñoom war nañ am seen biir ay mécanismes yuñ arrondir angle yi parce que famille bi du ñaari soxna yi rek. am na ay doom am na ñeneen ñoo xam war nañ cee mën a dox ñu régler ñu juboo ci fan lañ koy denc. loolu moom vraiment loolu laa ci mën a wax. ñoo am na ab natool benn bataaxal bu ñu jox léegi El Hadj Malick Sy ñu sant ko ñu ñuy wax ne ëllëg ci alxames bi incha allah la ñu war a def levée de corps bi fii ci mosquée omarienne laataa ñu ko denc ci cimetière musulman bu Yoff maanaam mën nañ jàpp ne bon Fatim rek moom mujj naa am nu mu doxalee ak mbir mi. te moo gënoon sax yenu maanaam parce que Hissène Habré ay attache am ak Tchad dagg na bu yàgg. foo xam ne fanweeri at demuloo fa daanaka sa membre famille yi la jege yëpp nekkuñ fa amatoo fa yenn relation yi moi je ne vois même pas buñ ko fa yóbbu woon lan lay niru ak lan lay nekk. pour rappeler juste que ne bon ba début ba mu fa newee presque li doon relier Habré ak réew ma dindi na presque lépp on peut dire ça. dindi na lépp parce que kër famille am rasé woon na ko et ainsi de suite. donc
man li ma gënoon xaar mooy loolu. Ouais. gisoon naa aussi communiqué avocat Fatim Raymond di doon wax fii lañ koy denc. mais loolu aussi peut-être sag la ci Sénégal. mën na effacer gab bi ñu def bi weesu wala. waaw gaw ma mu effacer ko mais mën na ci defar tuuti. waaw d'accord mbirub Hissène ku ko itam parce que ba ñu defee jugement ba pare am na leen loo xam ne teg nañ ko ci muy ay daan lu toll ci plus de 80 milliards yoo xam ne ci sunu koppar waroon na ko jox victimes yi mu nekk loo xam ne Hissène léegi génn na àdduna ñu bëri ñoo ngi wax léegi victimes ya nag nan la ñuy def parce que peine bi tëdd na ko même su fekkee ne à perpétuité la ñu wax giiru dundam moom dundam jeex na léegi koppar gi mu war a def comment est-ce qu'on va faire juridiquement lan la ñu prévoir. il faut d'abord ñu leeral ci mbiri victime indemnisation victime yi Hissène Habré yi dara lu xam ne dañ koy occulter. Hissène Habré ñu ngi ko àtte fii nii en 2015. àtte bi mu ngi waroon commencer au mois de juin. mars bi jiitu juin boobu Idriss Déby dafa organiser woon benn procès Tchad boo xam ne ñi ñu waroon a convoyer ñu ñëw fii ñu àtte leen ak Hissène Habré ñoom la fa téye woon ne dele Tchad da leen di àtte parce que en réalité buggu leen woon andi fii. juge tchadien bi mu àttee ba pare dafa décider mu ne Hissène mu ne état tchadien ak ñooñu mu doon àtte dinañ fay victimes yi 75 milliards de francs CFA moom la décidé woon. maanaam état tchadien bu Idriss Déby nekkoon jamono jooju. état tchadien bu Idriss Déby. ak ñoom Abacar Tourbo mooy tortionnaires yi ñu jàpp ne ñoom ñoo doon gaañ nit ñi di leen tëj di leen fagaagal kaso ñi ñu àtte foofu juge bi ne leen 75 milliards yi état bi day fay genn wàll yéen ngeen fay beneen genn wàll juge bi teg ci ne DDS dañ koy soppi musée et que Hamral Goz mooy cimetière biñ ne fa lañ doon suul ñu bari ñu doon faatoo ci prison yi mu ne nañ fa def monument ne leen nag loolu at laa maye pour ñu def ko ba tey defaguñ ci dara ñu ñëw fii procès am fii loolu mars la de 2015 procès bi waroon ubbi juin fii amuloon ay avocat ñu jëlal ko ay avocat commis d'office donc ñoom ñu ñaan délai ñu renvoyé ko mu dem ubbi ji au mois de septembre 2015 2016 bi ñu yegsee ñu daan ko teg ko ay amende avocat yooyu demandé dem appel ñu dem appel avril 2017 ñu rendre verdict bi juge bi wax fii mu ne Hissène Habré condamné na ko mu fay victime yi 82 milliards de francs CFA yu teg 290 millions mooy juróom-ñetti fukki milliards ak ñaar yu CFA yu teg ay juróom fukki millions yu téeméeri millions ak lu teg mu teg ci mu ne waaye loolu ñun xam nañ ne juge bi mu ne moom xam na ne situation Hissène Habré mënu régler mënu ko fay donc mu ne na ko fonds pour les victimes fay li ma lay wax ni nag du maa ko wax de ci biir décision d'appel bi la ko juge bi bind noir sur blanc mu ne na ko fonds pour les victimes bi fay parce que fonds bi moo war a collecter xaalis pour fay victimes yi ñu rappeler tuuti ne fonds pour les victimes bi fan la waroon nekk ci koppar gi xam ne Habré da ko waroon dugal wala dañ ko boole woon ci la waa Tchad jëloon jugum décision de justice déjà. déedéet décision Tchad bi réglé nañ ko. dama ko doon rappeler pour histoire. pour wone ne victimes yi am nañ foofu lu nit ñi dul tudd. alors ñu ñëw ci bu Tchad ci bu Habré bi. statut bi mooy li nga xam moo nekkoon presque code pénal bi ñu àttee Hissène Habré. benn statut bu ñu defaroon pour àtte bi. article 28 moom moo wax mu ne créer naa fonds boo xam ne dafay collecter xaalis pour mu indemniser victimes yiy génnee ci procès bi boobu àtteeguñ Hissène Habré xamaguñ kan la ñuy tëj kan la ñuy àtte la ko statut bi waxoon article 28 fonds boobu biñ daanee Hissène Habré 2016 au mois de juillet chef d'État yi dañ amoon benn rencontre Kigali Rwanda ñu ne joxe nañ ndigal nañ ko jëmmal ñoom ñu jël 5 millions de dollars Union africaine jël ko dugalagum ko ci fonds ba ne leen jëmmal leen ko fonds bi Sénégal la ñëwoon nañ ko def Tchad ne noonu nañ ko def Tchad ba fi mu ne décidé nañ ne Tchad lañ koy samp Tchad moo koy abrité
nommé nañ aussi conseil d'administration beeg ñi ko war a doxal ak yooyu waaye chef d'état yi dañ ci tegoon ñu ne na Union africaine commission bi na moog état tchadien nañu organiser benn conférence boo xam dañ ciy invité réewi Afrique yi réewi partenaires yi tax ñuy jàpp benn juge Habré organisation internationale yi organismes internationaux yi ONG yi ak partenaires yi ko mën yépp lu ñu am ñu dugal ca pour ñu alimenter fonds bi ñu mën a régler question victimes yi conférence boobu ba léegi defaguñ ko te lii dëgg parce que question victimes yi question bu ñu ñor la na mosu ñoo wax te waxuñ ko parce que il faut ñu rappeler ne muy RADDHO di Afrikajom di Forum des Justiciables ak suñu yeneen collègues yi Amnesty International ñoom Ligue sénégalaise ak yëpp vraiment question victime yi question bu ñu ñor la boo xam ne dañ ci war a taxaw la parce que procès international tëj ñi def crime yi rek mosul régler problème parce que crime yi dafay créer un lot de victimes boo xam ne boo paree da nga leen di gérer ces pays def ko am suñ benn collègue bu dëkk Mali bu tudd Mama Koïta Doumbouya mooy présidente bi day sillonner Afrique réew yi nekk en situation yëpp di régler un peu ak di redémarrer loo activité ñi nga xam dañoo am lante ak ces pays parce que ay crime am na fa et ainsi de suite bii nag benn ci structure yooyu moom moo doxagul et victimes yi ñu ngi dee benn par benn te nag procès bi boo gisee ñu taxawaloon ko victimes yi lañ waxoon victimes yi ñoo doon argument principal bi ñu avancé woon pour taxawal procès bi te ba tey ji benn victime jotul benn rond te pourtant procès ba ñu def N'Djamena fay nañ ay nit léegi qu'est-ce qui bloque parce que wax nga ni nga ko waxee fond bi ba ngeen waxee am nañu neen dugalagum nañ ci 5 millions de dollars yoo xam ne dañ ko ci dugaloon pour tàmbali mbir yi wax ne nguur yi war nañu xool fond bi fu ñu koy taxawal ak lépp ba léegi su fekkee ne ñii xam ne ñoom la ñu amaloon seen procès fii ci biir Dakar jotaguñu dërëm ça veut dire que am na fu ñu fu bloqué fan la. waaw parce que normalement fond bi moom état tchadien dañu war a def conférence bi ma lay wax ni dañ ko war a oote pour appeler partenaires yi ñu mën a dugal ay fonds mu dem ci fond bi leneen li aussi juge bi wax ci décision bi ci Habré nee na mu ne am na bien Habré yuñ gisoon yuñ confisqué nañ ko verser ci fond bi nee na aussi nañ surveiller situation financière am ba buñ gisee lu bees lu mu am lu ci bokkuloon ñu verser ko ci fond bi loolu moom la juge bi wax ci moom mais loolu fii Sénégal bu fekkee dañ ko def ay procédures yu ñuy réaliser la et yu mën a gudd sax victimes yi mën nañoo bañ a mën a xaar loolu ou bien ñun liñ foog mooy kon nañuy fëgg buntu yëpp mais man li ma gëm mooy xaalis bu mën a génn bu régler problème yi victimes yi 7396 victimes lañ mooy 7400 yu manqué ñeenti victimes moom lañ ñooñu xaalis bu ndaw réglé wul seen problème li ko mën a 82 milliards nekkul loo xam ne benn ci benn fan lañ koy dajale. Habré amu ko loolu kuñ ko waxulee war nga xam ne loolu Habré amu ko du xaalis bu ndaw loolu Union africaine rek moo partenaires yi ñoo ko mën a jël en charge ñu régler question victime te nag suñ gis-gis mooy daanaka dañ xaw am obligation def ko. kenn waxu leen woon organiser leen procès bi ñoom ñoo ko organiser def ci nag ay milliards dañ ci def ay milliards. mais ci loolu parce que beneen poñ bi loolu la itam xaalis bi victime yi nan la ñu war a def ba jot ci waaye itam liiti Union africaine mi xam ne daa xar ak tubayam ngir ñu amal procès bi ni nga ko xamalee léegi mais ba procès ba jeexee déggaatuñu Union africaine gisaatuñu Union africaine alors que ne victimes yi ñoo ngi toog di xaar ba léegi ngir ndàmpaay ñu jot ko ni nga ko fàttalee am na ñenn ñoo xam ne peut-être entre temps génn nañ àdduna am na ñoo xam ne seen i njaboot ñoo ngi toog di xaar ba léegi ñoo ngi gis ñenn la amoon ca Tchad ñooñu peut-être jot nañu wala jotuñu mais ba léegi déggaatuñu Union africaine prononcé wu ci affaire Habré ak ndàmpaay yi ak lu ci war topp. kenn ci jotul mu ñane Tchad décision ba amoon Tchad bi am fii kenn ci ñoom ci victime alors que Tchad dañ leen waxoon délai 1 an lañ leen jox pour ñu def ko. waaw ñu fay au moins genn wàll 75 milliards yi mais même ñiñ condamné Tchad am nañ fa ay biens yuñ mën a réaliser. am na peut-être lu ñu leen mën a fayloo kenn waxu ko donc aujourd'hui victimes yi am nañ 75 milliards foofu 82 milliards fii. muy 152 milliards yoo xam ne mënuñ cay jot. bu dee décision bi am Dakar fii boo xoolee yëre décision d'appel bi juge bi def ko calculer ba pare
victime indirecte yi def leen jox 10 millions victime de viol et de esclavage sexuel et autres 20 millions yeneen victimes yi 15 millions donc dañ leen lister dafa lister victimes yi mu nangu yi mu reconnaître ku nekk mu am lu ñu la alloué donc fi mu ne minimum bi c'était 10 millions par c'est entre 10 millions et 20 millions alors donc fi mu ne bu xaalis génnoon dañ ku nekk dañ la jox la nga am ou bien ñu jox ko say ayant droit say héritier ñu continuer mais le problème mooy dara dafa génnul fi mu ne et nag loolu dafa laaj un grand plaidoyer boo xam aussi ñun dinañ ci def li ñu war mais yéen aussi médias yi ngeen jàpp ci parce que il faudrait pas que aussi ñu créer fi ay seconde victime parce que victimes yi déjà parce que man procès bi man dama suivre procès bi dama yàgg wax ma ne man kan mooy la ñuy porteloo paternité bi am Tchad loolu mën nañ ci discuter parce que Tchad depuis leur indépendance dañuy créer ay victimes ça a été le cas sous Tombal Mbaye ça a été le cas sous Goukouni le cas sous Hissène Habré le cas sous Déby et ça continue aujourd'hui parce que c'est un régime boo xam ne daanaka violence lay gouverner très autoritaire loolu kenn mënu ko weddi ñun xam nañ ko mais man dama gis ay victimes moi j'ai passé des semaines ci procès bi ak ñoo xam ay victimes lañ aw ma ci natable parce que dama waxtaan ak ñoom dama fekkee dama gis ñooñu mënoo leen andi ci procès nga raviver un peu seen souffrance am na ci ñoo xam bu ñuy rappeler li ñu leen def dañ doon jooy c'était très dur parce que def nañ ko fàtte woon ko 20 ans après daanaka commencé woon nañ ko fàtte ñu fàttali leen ko travailler leen il faut ngeen wax lii pour convaincre juge bi après ça n'aura servi à rien ça va être une catastrophe voilà ñuy wax fii parce que y a des rumeurs ñii ñu du rumeur sax c'est un travail souterrain que nañ fexe mu am Gambie nañ fexe mu am Soudan na am Centrafrique nañ régler dossier bi ba mu jeex un bon règlement parce que mais est-ce que naru andi précédent parce que là de la manière nu muy doxee les victimes risquent d'être encore victimes et de perdre le tout maanaam ñoom procès bi lenn lañ ci am Hissène Habré tëj nañ ko kaso faatu na beneen keneen koo xam ne ëllëg incha allah mën na am ay yeneen mbir am ci comme ni nga ko waxee yaa jàmmee wala kii ka nekk ca Soudan ñoom tamit ñu topp leen ndax ñoo ngi xam leen nekk Soudan bëgg nañ ko yóbbu CPI yooyu yëpp su amee à la limite victime yi est-ce que dinañ amati courage wala dañ amati encourage lu leen mën a buux ngir ñu dem defe ji seen ay témoignages. oui su fekkee ne ndàmpaay bi ñuy wax da ci am ci ginnaaw du ci am. oui la voie bi gën yomb pour ñu nasaxal justice surtout justice pénale internationale voie boobu la parce que bu am nañu victime yi mujjee bu yu mel ni amatee boo wooyee nit ne ko kaay témoigner dafa jàpp ne jaru ko parce que ça va être ñëw témoigner sonn ci ñu transporter la tu fais des va-et-vient ay semaines ak ay semaines pour un procès pour enrichir des tiers mais du ko jar et bu boobaa du baax parce que aussi il faut que ñu fàttali ne c'est parce que suñ justice yi duñ fonctionner normalement que la ñuy mujj dem ci tribunaux ad hoc yeeg CPI ak yeneen ak yeneen CPI am nañ fa début bu mel noonu parce que ñëpp xam gis nañ li xew Kenya année yële passé on sait que témoins yu bari yoo xam dañu waroon dem CPI dafa am nu gars yi def ak ñoom dañu rétracté wu alors loolu wañ ko créer ci affaire Habré bi loolu li ñu war a gën a moytu loolu ci la bokk c'est ça moom vraiment c'est un cri de cœur boo xam ne dañ ko war a dégg il nous reste 30 secondes laata ñoo jeexal lan la ñu war a def fi mu toll nii donc de manière assez concrète su fekkee ne juridiction internationale yi wala lu jëm ci mbirub réew yi ñoom ñoo war a taxaw nan la ñu war a mën a def ba liiti victimes yi mën a jot ci seen ndàmpaay yooyee xam ne moom peut-être moo leen di mën a soulager même su fekkee ne li ñu dund mënuñu jàpp ne am na loo xam ne war na ko mën a soulager waat. waaw man sama li ma defee d'abord mooy le fait que ñu loger ji fonds bi Tchad pour man du lu gën ci victime yi jëmul trop défendul trop intérêt victime yi simplement parce que fonds bi li koy alimenter liggéey bi muy laaj diplomatie bi muy laaj Tchad talu ko fi mu ne parce que Tchad c'est un état en guerre ou ci semi-guerre la nekk bi léegi donc kooku am na leneen lum tal lu du di gérer nu mu réparer ay victimes mais puisque def nañ ko fa ba pare bu fekkee changer ko mënul nekk na réew yu mel ni Sénégal ak yeneen réew plus les organisations aussi parce que plaidoyer bi aussi ci ñun la war a njëkkee ñu def plaidoyer bi pour que victimes yi Union africaine xool na lay def ba réparer leen parce que li ñu soxla
Union africaine moo ko mën ak partenaires yi. partenaires yi nag ñoom it dañuy dédouané wu. parce que man waxtaan naa ci ak ñenn ñi ils disent que ñoom bu ñu jëlee seen xaalis réparé ko faute Hissène Habré yi duñ ko mën a expliquer seen opinion publique yi. ma ne d'accord uma ils ont mis plus de 5 milliards pour juger Hissène Habré fii. waaw xaalis boobu fan la jóge ku mën a def loolu kañ xanaa. mën nga def pour dédommager ñoo xam ne ñoom nga doon xeexal. waaw parce que continuité procès bi la. oui c'est vraiment ni loolu laa gis man. sant ko bu baax gërëm ko moom Senghane Senghor moom mi yore lépp lu jëm ci biir affaire juridique ak lu jëm ci biir protection foofee ca RADDHO andi woon ñaay leeral tey ci biir Hissène Habré mi xam ne daa génn àdduna démb jëlee ñu fàttali leen ne léegi ci bataaxal bi ñu jot ñu ngi xamal ne ëllëg incha allah ci alxames gi lañ ko fas yéene rob fële ca mosquée omarienne laata ñu ko denc ca cimetière musulman ya nekk ca Yoff loole mooy liñ leen andiloon tey mbokk yi ci seen bataax seen xibaar seen blog d'information La Totale di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërëjëf